lana xewati Gambia dëkk xew every day nga xam ne am na lu xew dëkk bi nga xam ne TV series la su xewee kana koy wax Coins fan la ko waxee si lu xew Gambia si ñan Skibo Entertainment Jollof Entertainment ñoo pour wax leen tey lana xew si Gambia lu xew Gambia naan buru tey maa ngi wis suma mbokki christian yi yëpp happy naan buru tey di xaar tamit suma naan buru bi ndi tama bu Tabaski bi jotee joxe naa ute naa ñooñu ñi nga xam ne ñoo daan joxe faar boo joxee faar tamit expectal pot bu ndaw de bul try pour expect loo xam ne ay bool di dem di ñaani naan buru wala di lifini naan buru ngay dem di uti bool bu rëy pour lan te yow bu Tabaski bi jotee yow lan nga joxe faar boo joxee faar expectal pot waaye boo joxee ñaari tànka saka tànki gannaaw yi nag fu yëpp nekka waaw boobu noonu mun ngaa expect loolu because of si loolu leen nekka because Tabaski am na ñoo xam ne dañ dee toppa seen xol su jotee James yi John yi yooyu yëpp ngay erase wala nga block ko because bañ ko la ñëw ne la ne ana ndawali Tabaski bi naan buru tamit su jotee same thing la bàyyi leen gars yi ñoom tamit ñu ci seen naan buru nga gëm yàlla xam ne ñoom tamit seen time la comme ni ko gisul waxee ton by ton la lana xewaat Gambia ñu move si next topic bi mooy Gambia the most trending issue right now mooy Gambian bi léegi dafa bëgg a def lii loo xam ne comme daf ko miin daal bëggoon na ko def yoone tool saa yi amee dara lu ñu naxari rek ñu move dem Lucky Station last time bi Bakoteh la woon ñu jógee Bakoteh London Corner Station ñu jógee London Corner dem Busumbala Station attaque Busumbala jógee ko dem Farato Station from Farato Station léegi Science Station ñun daal léegi Gambia bi anything lu ñu am lu ñu naxari rek whether police la woo whether ñaakaa police la woo ñu dañoo dem attaque station yi because of ignorance of the law bugg a jël law bi si suñu own loxo yow boo bëggoon a jël law bi sa own loxo training lifin bi train school daf la suñ fii la nekka Banjul Nding demal nga train nekka police officer dem nga amee ñu suñu loi bi ñu sax ñu am shortages of police bala ñu naa dem di jël loi bi di wane jox leen ma ko nii du gën a fi jaar ba fële di attaque police yi def leen dara te nga dem join recruitment dem train waaye xam nga ne fituloo wan awa nga mun a saaf ngay jël loi bi jël ko sa own loxo dem di def loo xam ne lu kenn mënut a understand di attaque police yi loolu dafa correct loolu correct ñun police yi dañ leen soxla yàlla xam na ne tey police yi buñ paagoon seen bagage jël seen umbay ko nga police tamit joxul ñëw lu bari du fetel ngay paak du dara ngay paak de fanaa baati ngay paak sa benn ñaari uniforme ak sa dala ak sa mbaxana gi beere gi nga muuf ñoom ñëpp su gaay muuful dem toog seen kër yi bàyyee Gambia bi rek 1 hour ñun suñu boppa ñooy demaat gars yi seen kër yi neexal leen ñëw pour gars yi nekk police cause dëkka dafa soxla loi te loi dafa soxla police cause loolu leen fa teg as police enforcers law enforcers understand moo gën ngeen bàyyi yéena yi di toppa seen xol si yéena yi su crime amee bàyyi leen police yi ñu handul ko wala boo bëggee doon police comme ma leen ko waxee dama nga train waa ji training school free la police doo dee fay dara jëlal form rek join loolu rek la lu xewaat Gambia ñu ne Bathily borom sikkim yu weex yi moom moo yëngalaat dëkk bi east west north south toog interview ne moom mun naa amee dëkk bi transform ko in 90 days suñ ko joxee dëkk bi in 90 days mu ne transformation dama xam ne America sax mu ñoo transform dëkk bi in 90 days because dama xam ne yow boo bëggee transform dëkk bi in 90 days moo min ne yow dëkk bi 2 million people seen opportunité yëpp mu ngi si sa kaw boppam yi te lu ma jaaxal yow Bathily man lu ma jaaxal mooy yow sa opportunité sax mënuloo koo toppatoo yow yaa ngi bëri opportunité ba mut la sëg nga ne léegi 2 million people seen opportunité ngay àndul jël opportunité boobu ya transforme ko te ni loolu bëri de 90 days nga soxla waaye Bathily yaa dëgër fit borom si lu weyi li moo tax ma óolu la understand nga ñu move si case bi Bathily yaa ngi teg deal si case bi de ñu ngi koo investigate de Bathily da bàyyi nga loolu xel waaye ku war a bàyyi xel sax xamuñ ko mooy Mr Mbye dëgg da nga war a bàyyi xel man su ma nekkoon yow Mr Mbye right now nii damaa dem ma ut sécurité because of say lu mu wax Bathily lu mu wax dafa garaaw de hee njaako du dee jee timing boo xam naa si dara bro after 6 years sa laa nekk di roba ne kii du moom boo nee moom la rek ñu attaquaat la soo su ma nekk ji man léegi lu ma laa advice mooy yow Mr Mbye try nga dem uti sécurité ngay doxal sécurité because of say woon na la de jox na la woon ni sot bi already bu la téye du baax de because Bathily moom mi nga xam ne mën naa transform dëkk bi in 90 days bu téye sa côté bi na ko transform in 90 minutes de bàyyi sa xel lu xewaati Gambia ñu ne góori Gambia yi
yaaga naa leen di leen toppa di leen dal di wane góori Gambia tojuñ fenn waaye léegi congratulations si Scorpio yi góori Gambia de léegi toj leen dëkk bi toj leen qualifier rounds yi def nañ loo xam ne njantuma jaay dog leen buumi gàcce yi bàyyi yaaga ne noo wax ne ñoom dañ ñoo dimbale ñu qualifier yi loolu tax gars yi nekk si team bi di loyal ba yàlla def na njantuma jaay dogal ngeen ñu buumi gàcce yi qualifier la ngeen ñu léegi nag yàlla sa war na leen sinde kanas ko Assane Cissé fan la bilong si young generation bi loolu miin moom mi ne léegi seen time is up bàyyi abal leen ñu team bi ngeen abal bàyyee ñu xale yi understand ñoom Seri Steve yaa maa fiir ñoom Baro gars yi ñoom ñu team bi fu mu nekk player ñu African Cup of Nations mun naa am sax ñu jël ko de gis nga suma baraada gi nag bii maa ngi ko yaakaar teg di ko baxal laa laa expliqué nii ay ñaata years depuis bu Gambia started di play African Cup of Nations maa ngi la expliqué ay mi Amilcar Cabral xam nga ma su fu mu nekk nii is high time dama promise woon ne su Gambia qualifié damaa naan léegi bàyyi man naan suma léwal gi seen ndam man lan laa def ni sax laa ilaha illallah coins yee ngeen a Gambia xam nga ma laa expliqué tamit di leen congrats di leen wax ne nii ne fu mu nekk nii dog ngeen buumi gàcce yi sagal ngeen Gambia mairie kontaan leen paa yi kontaan leen xale yi comprendre leen te ñoo xam ne nii usoo leen football as liggéey ba ki bopp because ñu bari fii Gambia gi bokkoon na si football léegi de mu fii yaa ngi feesaat dem commitment baa ngi amaat bagaasee ngi ñëwaat ligue bi dooraat na everything dina yëngu fu mu nekk nii ku nekk am na yaakaar because of lan dogal ngeen ñu buumi gàcce yi qualify ngeen ñu ngeen fu ma njaay yi góori Gambia fu mu ne nekk nii toj ngeen qualify round si léegi dinaa leen jox benn point toj ngeen foofu noonu lu xew Gambia stick there coins lu xewaat Gambia lii moo xewaat Gambia Gambian music there was a time Gambian music dafa bonoon bon bi nga xam ne nii Gambian music visa la woon time bu da ngaa ñëw dóor benn track boor ñaari track joor ñetti track affaire yëpp humba Gambia yëpp yuuxu la param nga dem di sa visa tukki dem hustle out waaye léegi because of Gambian artists you stay loyal di liggéey di grind léegi gars yi change nañ game bi because léegi tekki fii la understand nga because last time bi booy maa ngi romalala expérience si highway bi di ko baa ngi rafet ña na ko rafetal Gambian artist naka la ko gars yi rafetale moto yu rafet yi léegi da ngaa mën a def sa show understand nga jënda moto yoo xam ne 2 million la 3 million la ma ne la ne benn ay 4 million sax su la nee nga toppa sa xol because yaa ko moom sa xaalis sa spend ko ni nga ko bëggee understand bi ko danga ko liggéey léegi Gambian artist moom kii na mu ngi dem si stade bi di ko feesal di dem Q City di ko feesal understand nga di make history ba popcorn sa di yu wayooy si biir internet bi toj fa foofu noonu yëpp because of lan Gambian artist bi moom kenn moo dem stade toj ko so tax na bi léegi ñu demoon hustle ñaata years fam 20 years yaa ngi foofu noonu yaa ngi hustle ba mi nga 5 million ba mi nga 6 million ba mi nga 8 million bu ST defar lu yàggul méeguloo ko méeg nga ko waaye daal léegi Gambian music nekkaatul a way boo xam ne danga ko use pour am visa non léegi tekki fii la fii ngay toog di mun a dawal si moto yu rafet yi dëkka si appartement yu rafet yi sangoo sampo lekka fruits sangu ba rafet xam nga lu ma laa expliquer ni rafet ba yëg ko leer ba muum bi jalos léegi Gambian artist yi bu leen gisee sax de wane ne kan laa leen di gis nii kii ndax esti la people si yëpp dem neen kii ndax gisul la blackness bi yëpp dem na soo leen gisee kii ndax attaque la tuuti waay bi yëpp dem na gaa ngi flex seen lex yaa ngi nooy ñu ngi nice xam nga lu ma laa yëg ko yëpp lan la because of gars yi liggéey stay loyal tekki fii ba pare bégloo Gambian people yi bégloo Gambian family yi ñu seetaan leen kontaan bég si ñoom waaye ñun tamit suñ ticket yi ñun Gambian people yi Gambian fans yi ñu dee dem fay wow ma dee ngay kat yi de caractère yi ñu dee xam ne create violence lañ leen dee def si stade boobu mu ñooñu de ñu dee fay seen ticket gentle duga nice enjoy chill génn dem ñooñu laa nekk di wax ñooñu noonu nag suñu ticket yi yéen ñu ngi leen koo jox yéen Gambian artistes yi nag war ngeen ñoo delloo jukkal de because affaire yi the world is a cycle su ma la joxee lii dafa war a delluwaat Ramadan baa ngi ñëw yeneen ak yeneen ñu ngi ñëw war ngeen ñu koo bàyyi xel waaye léegi man dama gën a kontaan lan la ma gën a kontaan loo mooy xale yu toj YouTube bi mooy kan oh boy Gambian child koo xam ne last time bi maa ngi doon tibbi ndax moom moo daxal noise la daxul noise ak ñaawaayam boobu noonu kooku su agee tikku si daf koo toj jantuma jaani Gambian child oh boy Gambia bi ñëpp ay génn teew fa comme ñu daan teewee si yeneen show yi rek wasalaam lu xew Gambia